loolaa gën a fës bu ñu toppee ñu xam fàcc ko. ñu dooree ko ak lii daanaka bettul kenn mu di doomu Sénégal bi la di Sadio Mané ñu sacré ko Ballon d'Or mu ñeel ñaar fukkeel ak juróom-ñetti édition ba amoon fële ca Égypte ni ki sonk. bu ñu seetee at a ngi nii performance bi muy def ci footballu Afrique ak footballu ci àdduna bi dëgg-dëgg lii ndam la lu mu yelloo moom Sadio Mané pàttali ak président Lamine Gueye. ñaar fukk ak raaya gëmu jël fële ca Égypte dëkku pharaon yi mel ni lu dugal Sadio Mané ci taarixu footballu Afrique Sadio Mané doon ñaar fukk ak juróom-ñetteelu lauréat bu Ballon d'Or bi mel ni lu dox ci jéego El Hadji Ousseynou Diouf mi nga xam ne ba fii moom kot mooy doomu Sénégal bu ko mës a gagné loolu ci atum 2001 ak 2002 kon soo xaymaa doomu Sénégal gëj naa toog ci boppu Afrique ci wàllu wu ni mel boobook léegi def na fukki at ak juróom-ñett mu mel ni nag boo xoolee ba ca biir raaya gi Sadio Mané jël ci logique la tegu bi nga xam ne moo ko yóbbu woon ci ñaareelu place bi at mi ñu génn ci gannaaw Mohamed Salah rax ci dolli ñeenteelu place bi nga xam ne jur coow lu bari ci Ballon d'Or mondial bi ko yóbbu woon ci gannaaw Lionel Messi Van Dijk wala sax Cristiano Ronaldo soo analyser moo doon wane ni boo moywul Sadio dina gagné raaya Afrique bi li ci des mooy ñu am lool yaakaar ci moom pour que performance bi mu def mu mën ko defaat ba nga xam ne Ballon d'Or bi dina ko jël ay yooni yoon yaakaar googu lalu ci at yu néew yu mu am waaye tamit kattan bi ko yàlla may xarañteem ak surtout marge de progression am loolu yëpp di wane ni xëy na li gën a neex pour Sadio Mané mi ngi ci kanam li ci des rek mooy ñu ñaanal ko wér-gu-yaram pour que Ballon d'Or mondial bii di ñëw mu mën koo gagné comme ni mu ko waxee. ñu àddu ci leneen ñeel fédération bi ne ci réew mi ëmb boulanger yi ñoom dinañu ànd ak collectif ñoo lonk daal di sóobu ci xeex bi ngir ngañ njëgu courant bi ñu yokk ñu rax ci dolli di rafetlu bu baax marche bi nga xam ne moom la ñu namm amal di xam ne ni itam ñoom itam dinañu leen dégg ci ay fan yu néew. dañ doon def conférence ba tey jilee ci ngoon boole ci lu mooy jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel gouvernement bi du dara lu mu respecté ci ay kàddoom leeral yi ak Alassane Balde. ñoo lànk ñoo bañ bu dëgër la fédération nationale des boulangers bu Sénégal nag daal di dàqal li nga xamante ni yokkute bi ñu nemmeeku ñeel courant bi Amadou Gaye ak ay ñooñam nag jàpp ni sax si tembe lii di courant bi dale naa xoj te bu fekkee ni rek nii la yëf yi di continuer lu ci ëpp ci boulangerie ci tëj ràpp la ñu jëm. dañ nekk si coma maanaam dañoo feebar gëm xanaa ñii nag boulanger yoo xam ne dem nañu ba feebar nekk si coma ñu ñëw ne yokkalaal leen yokk courant. boulanger ni kat lii de su amee mën nañu wax président de la République ko boulanger yu bëri dañ tëj prête emploi dana bëri. boulanger yooyu nag di sàkku rek ñu daal rek appliquer li nga xamante ni mooy vérité des prix yi. njëgu mburu lu mu war a jar dañ jàppoon ni août 2019 boobu benn gramme 0,95 francs la waaye dañu ko nanguwul sax faf. naa leen biral ni tey fii ministère du commerce bi moom. la mu waroon def pour génn nañu ci crise bi def nañ ko ànd nañu mu amul liggéey waaye feneen lay sooxee. gannaaw bu ñu ñaawluwee doxalinu autorités yi nag jëm ci seeni revendication ñoom dàqu ñu benn yoon gën a tengal lii di xeex bi. lañ nar a décider su dee amuñu solution fan yi dana nekk lu yéeme li mu mën a waxee lu yéeme lu musta am fii ci gàttal parce que dama gis boulanger yi dañoo décider lu yéeme. ci fànn googu sax boulanger di sàkku rek njiiti réew mi daal di signé projet de décret bi nga xamante ni dana tax secteur bi mën a noyyi waaye fexe ba li nga xamante ni mooy disposition yi ak arrêté yi ñu mën ko appliquer ci nu mu gën a gaawee. ñu des ak ñoom ba tey boulanger yi kon namm nañoo bokk ci doxu ñaxtu bi ñu nara amal ci fukkeelu fan bu weerub janvier. waxtaan tax na seen président Amadou Gueye woo mboolem boulanger yi ñu def mobilisation bu mag fukki fan ci weeru janvier bi ñu dëgmal. ci conférence de presse bi ñu amaloon tey jii le profité dafaale boobu la appel ñu teewli kàddu Amadou Gueye. ñoom bañ ñëwee combat bi ñuy mëne mooy affaire courant bi mais mu fekk ñu si parce que ñun dañ ni bu fi courant bi yokkee danañ am jafe-jafe yoo xam ne dana metti kon nag képp kuy xeex mbirum courant mais vraiment dañuy ànd ak yow moo tax bañ ñëwee fii dañ leen ko leeralal leen combat bi ngeen def ñun ak yéen la donc danañ dem ba mu jeex ak yéen par rapport ak loolu ndaxte. courant bi su amee danañ am jafe-jafe et puis sax dafa war a nekk combat wu consommateur yi yëpp sénégalais yi yëpp bu ngeen jàppee ni seen kër yi rek la yem du ngeen am problème dama ni combat boobu ñëpp ko war a mëne yokk courant bi ñu ñaan président ñu dellu si gannaaw loolu moo doon suñu waxtaan.
ñu wax ci ndaje bi dox ci diggante partenaire technique financier ak nguurub Sénégal mu ñeel processus bu formulation bu PACASEN rural. PACASEN rural lañ ci jublu mooy taxawal ay instituts financiers yi ci gox-goxaat yi mooy li tax ba ñuy amal tamit def dëppoo ci kàddu techniciens yi mu nekkoon ci teewaayu ministre bi yox lu jëm ci wàllu collectivité territoriale Omar Gueye sax dellu soit ci yaakaar bi mu am ci boobule institution ngir taxaw ñu nekk ci kaw gi ñu teewlu ay kàddoom. recevoir fi démb parce que li ñu wax ñoom bañ ñëwee combat bi ñuy mëne mooy affaire courant bi mais mu fekk ñu si parce que ñun dañ ni bu fi courant bi yokkee danañ am jafe-jafe yoo xam ne. Les enjeux qui s'y rapportent sont énormes. La mise en place de la formation pour une meilleure connaissance des collectivités territoriales, la promotion du dialogue entre acteurs territoriaux d'une part et entre territoires d'autre part pour une performance souhaitée. PACASEN bi nag ñu ngi koy xaar bu baax a baax ndax day gën a dimbali communes yi ci wàllum développement ndax président Macky Sall dafa bëgg tamit maire yi am ay politique de développement PACASEN am na solo lool ndax day dimbali communes yi ñoom tamit ñu am ay infrastructures de base. Elles-mêmes réaliser dans leurs collectivités respectives les projets et programmes, les infrastructures qui seront issus de ce PACASEN rural. beneen jëwriñ teewe woon na ko itam mu di bi ñu dénk wàllub comme coopération ak plan mu xamle ni dinañu leen jàppale ñoom itam bu baax a baax rawatina ci wàllub koppar. Amadou Hott wax na département wam xemmeemteef gi mu am ci sottal projet yu am solo yooyee ngir naataange ci gox-goxaat yi ñu teewlu ay kàddoom. Le ministère a travaillé avec le ministère de Omar Gueye, avec toutes les parties prenantes pour mobiliser des ressources. Pour contribuer. ñun nag dañuy liggéey ak ministères yi yëpp ngir projet bi am ay koppar lu ëpp ci xaalis bi prêt la ñuy def ci suñu partenaires yi ku mel ni AFD Banque mondiale kontaan naa lool teewaayu Union européenne ci atelier bi xam naa leen ñoom tamit dañuy dugal seen loxo ci programme bi. Qu'il est heureux de voir que l'Union européenne a répondu à cet appel. J'espère également que lors des contributions financières également qu'ils répondront. ñu wax ci installation wu chef d'état-major général u armée ñu ngi ko amaloon ni ki tey ci suba fële ca camp Dial Diop ci teewaayu jëwriñ bi ñu dénk wàllu forces armées. Birame Diop la tudd moo jiite woon armée bu air bi lu mooy loolee kam remplacé Cheikh Gueye la tudd may dem retraite fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier daal di dem ak toogaayu ku Bakar Fego gu tënku ci njàmbaarte gi mu def ñeent fukki at muy servir réewam awee ko ci armée nationale seen gaa bu bees bi nag li gën a nekk yitteem mu def ko ni mu sas mooy fexe ba ñoŋti ci wàllu dund ak kaaraange nekk ci Sénégal ak ñi ko dëkkee Mame Mbaye Ndiaye moo ñu fa teewaloon. gannaaw ba mu defee revue de troupam bu njëkk jàppale ne kon que jiite l'armée bi léegi jëwriñ bi ñu dénk wàllub l'armée bi jébbal na ko drapeau bi mu noppi jël kàddu gi dikkaat ci lu waral njiitu réew mi tànn général de corps aérien Birame Diop. Et c'est à l'aune de ce parcours professionnel. sa jaar-jaar bu am solo tax na njiitu réew mi tànn la ngir nag nga jiite l'armée bi te gëm naa ni si jàppandalu ko say collaborateur di nga def sa kéem kàttan ba li ñu la dénk nga daal di koy matale. Et les grandes ambitions que vous êtes. gannaaw nag ba mu jaajëfalee kon rek ka mu wuutu moom jiital l'armée bi léegi di dikkaat ci la ñuy xaar ci moom. La violence aveugle qui plane sur le Sahel. fitna gi ci réew yi nga xam ne ñoo nekk ci Sahel bi fàttuk bakken gi trafic illicite gi ñu fi nemmeeku dina nekk nag sunu yitte rawatina Sénégal ñu toll fi nga xam ne wàllum gaz ak pétrole war nañu ko fi rek exploité loolee nag war na tax sax wàllum kaaraange gi ci biir réew mi ñu daal di koy matal sëkk. Et se donner les moyens de barrer la route à toutes les formes de menaces externes. bokk na leneen ci ay engagement yu mu jël maanaam fexe ba gën a taaral waaye it gën a rafetal dëkkin gi ci caserne yi wàllum social bi di jàppal ma jàpp gi na mën a doon la muy gën a kantanal ci l'armée bi. ñu wax ci li gënoon a fës niki tey ci wàllub yoon xewoon fële ca chambre criminelle bu diwaanu Ndakaar ñu mu ñeel kon affaire u Fatouma Bakkan bu Fatoumata Makhtar Ndiaye di 5e vice-présidente bu conseil économique social et environnemental ñu fàttoon bakkanam ci fukkeelu fan ak juróom-ñeent bu weerub novembre bu atum 2016 Samba Sikou Dia Sow di ki ñi ci teg ay tuuma ci ndoddam mu daal di fay jot lim ay tur yu bari ñu ci bari bokk kon ci APR Mansour. bokk na ci ñemu lim Awa Niang nekk caissier ci assemblée nationale Abdoulaye Timbo ak yeneen responsable waaye waa ji di Samba Sow nangu na ni moo rey ba noppi itam ni sëriñ nekkoon ci ginnaawam mu naan deretu ndaw sa
loole lépp day kàddu yoo xamante ni bii xaw na yëngal lool tribunal ba nee na ab sëriñ ko sant lu mel noone juge ba itam sàkku na ñu daal di kon lépp loo xam ay tuuma yu tegu ci kawam ndoddam yeesalaat nañuy laaj bi ci moom mu daal di koy teggi verdict bi muy àtte bi ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier lay doon bi ko avocat yu défense bi doon sàkku sax nag àttekat bi daa bañoon boobu lépp dàq waaye ginnaaw bi loolee la ñu mujj saxal kon 21 janvier la ñuy xam àtte waajoojee di Samba Seeku Sow. ñu wax ci campagne bi njël njaay ak njëndum gerte bi la yoon ci ay chiffres lu tolloog 200 junni tonnes moom la ñu jot a collecté kon ci réew mi waaye téeméer boo ci jël juróom-ñeent fukk yi dañ koy génne réew mi. ñu koy exporté am na ci nag lu ñuy dajale ngir jiwu ak lu ñuy jëmale ci wàllu diw gi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyeekoo ci ministre bi wax lu jëm ci wàllu agriculture ma nga naan bu kenn waxati fulaal lu ñu béykat yi fulaal nañu leen ni mbay mi tëdd la ñu teewlu Moussa Baldé. collecte bi heure bi passé nañu. 200 junni yu ñu collecté nag gis nañ ni li ci gën a bari exportateurs yi ñoo ko jënd loolu moo tax ñu ne dinañ fexe ba ñi nga xam ne dañuy defar diwlin Sénégal ñoom tamit ñu am ci seen wàll. campagne bi weer rek la am weer bii di ñëw maanaam dina bokk ci weer yi gën a am solo dinañ fexe ba ñoom tamit ñu rattraper seen retard am diwlin pour ñu mun a liggéey. foofu lañ toll donc campagne bi mu ngi wéy te ni muy demee en tout cas béykat bi ñëpp gis nañ ci boppam semence gëm nañ ni li ñu bëggoon denc dinañ ko denc. 25 junni tonnes ci jiw denc nañ ko déjà te ko ci côté li ñu bëgg nag mooy ñu am 50 000 tonnes. déwrin bi ñu dénk wàllub mbay mi àdduna itam ci anam bi ñuy séddalee jiw gi ak jafe-jafe yi ñu ciy faral di nemmeeku. na mu demee woon at yi passé du ko demee ndax jël nañu ay matuwaay ba fàggandiku lépp loo xam ne ndëngate la gu am ci anam gi ñuy séddalee jiw ak engrais ñeel baykat yi ñu teewlu ba tey ministre bi.